Gaston ñu ngi lay nuyu. li ñu lay njëkk a laaj mooy surnom Don King fan la jóge. Don King. Don King de l'arène. Don King Youssou Ndour moomu ko seen patron. lu xewoon. parce que booba làmb dee na ci Sénégal. man ma dugg ci en 92. en un laps de temps làmb ji avancé. nga suqali ko. On peut dire. ñu soxali ko. Youssou Ndour tuddee ma Don King comme ça. voilà. xanaa si média bi la ko waxee woon ba ñëpp léegi. muy law. mu dem ba léegi ñëpp wax Don King. lu waral sa retour si arène bi. d'abord ndogalu yàlla nattu yàlla. nattu comme ni ma ko tege woon teggi woon ko tegaat ma ko mais bii nag daf ma gën a neex parce que dama dellu si pour benn objectif rek dama am sama candidat à la présidentielle muy Macky Sall boobu objectif moo tax ma tëgg làmb ji pour ma gën a mën a vulgariser à travers mon combat la nga xam ni combat dañ ciy def promotion bu la neex moom la neex ma gën a mën a def promotion ci ay réalisation gën a wane liggéeyam ndax nag sama combat maa ko moom ni ngeen moomee seen site bii di ci génne li leen neex ni télévision yi moomee seen télévision di ci génne li leen neex ak li leen doy noonu laa moomee sama làmb di ci génne li ma neex ak li ma doy ki ma neex mooy Macky Sall pour lépp lu ko mën a lu mën a wone ay mbiram ay réalisation ba gën a mën a convaincre Sénégalais yi nga xam ni sax xaw nañu réer parce que Sénégalais yi yu baax yëpp sont convaincus yu honnêtes yi sont convaincus des réalisations du président. d'accord mais nag am na ñoo xam ne dañoo réer ñu réer nag il faut ñu jéem leen a kii dund ni nag danañ ko am à 100%. mais au moins ñu jéem ci jubbanti ngeen. kon Sénégalais yi taxuñu nga tëgg làmb ji Macky Sall moo tax. mais ak Sénégalais yi ci lañu bokk parce que tey dama ko jaaree à travers les Sénégalais parce que Sénégalais yi laa ci soxla Macky Sall mooy président de tous les Sénégalais te Sénégalais yi xam naa ne dañoo bëgg làmb man mënumaa dem di meeting wala di. mais naka nga ciy wane réalisation am si làmb bi nga tëgg. mais li may di tout le temps xam nga sponsor yi damay wane seen produit xam nga tey la lutte est un facteur de développement. c'est un truc boo xam ni c'est vendable. soo gisee tey sponsor yëpp song làmb ji c'est pour bien vendre. leur produit. noonu lay wane it bi nga xam ni dañuy lëndëmal seen bët bañ a gis Macky Sall ay réalisation ci làmb ji par force dañu ko xool parce que Sénégalais yëpp ko bëgg làmb. par force bëgg Macky Sall ak ku bëggul Macky Sall yëpp dana xool làmb. mais est-ce que làmb war nañ ko jël politiser ko. à ce stade. ndax lan ci niveau boobu làmb ak lépp yam lépp lu nit di def même daara yi sax dañuy politique lu nit di def politique àddina lépp politique. kon yow retour bi politique moo la dugalaat ci. retour bi oui en quelque sorte ndax dama ciy politique. politique moo la indi yow. et puis keroog ba ma jëkkee di déclaré. laa wax dama ni na ñëpp xam ni damay politique. moo la indi. ku mu neex nga interprété ko nu mu la neexee. mais ku àndul ak Macky Sall bu mu ci ñëw. télé bu àndul ak. c'est pas vrai. waxee woo ko noonu comme interprétation je yi. n'ai jamais dit ça. ku àndul ak. télé bu àndul ak Macky. waaw télé. bu ñu couvrir du kooku je le maintiens. ndax lan. parce que Macky Sall tax may tëgg sama lamb télé bu ma contre na dem télé bu ko contre. na dem télé yi ñoo moom seen est-ce que man sama produit yu ma amee. su ma ko bëggee dugal ci télé damay ñëw rek dugal damay fay wala mu neex leen. kon télé bu ñu fa gis rek ngeen xam ne Macky la àndal mais est-ce que tamit loolu dugaloo télé yi. kan télé. ñoo xam suñu bëggee dugg ñu dugg suñu bëggul a dugg ñu toog jàpp seen jàmm ku bëgg a dugg rek yaa ku dugg yaa duggal sa bopp. ah yow kat boo waxee loolu te télé bi bëgg a bégal téléspectateur am. tax mu ñu comme bëggunu ñu jàpp ci yàlla xam nga safara soo ci bëggul a dugal sa baaraam dugg ci dugal safara. mais waxoo su ku àndul ak Macky bu mu ñëw ci stade bi. ku
quoi non kooku dama ko mën a wax stade bi c'est un lieu public c'est payant billet la ñuy jaay candidat yi contre Macky Sall sax su la neexee ñu jënd billet ñëw dugg toog waxante balaa nga ay citoyen parce que billet la ñuy jaay candidat yi sax su la neexee ñu dugg toog seetaan suñu amee billet mais télé yi nga xam ne ñoom dañ cee liggéey si ma amee moom sama liggéey nag man tam may liggéey sama liggéey keneen kuy liggéey nga xam ne liggéey la fi soo àndul ak man. mais nekkatul liggéey chantage la. non chantage sama gis-gis la. mais chantage yaa ngi chantage télé yi fu mu toll nii. non chantage du ma kenn. ku deful ku àndul ak diw bu mu ñëw. mais xam nga télé yi dañuy wax. ku fayul sa produit du jàll ci télé même seen produit ay Leuz production les trucs de production là mais dañuy dem ci télé bi leen neex moom mooy génne seen i produits seen i théâtre du télé yëpp koy génne dañuy wax ak télé bu jubóog télé télé bi ànd ak ñoom bi jubóog ñoom ci ay kàddu moom la ñuy génne seen i production il faut que nit ñi bañ a nekk naafeq bañ a nekk seytaane man maa Gaston Mbengue maa moom sama produit nu ma neex laa koy véhiculer comme ni ngeen moomee seen produit ci seen i site ci seen i télévision nu leen neex ngeen koy véhiculer. mais est-ce que tamit politique bi bu si duggee du yàq lamb bi parce que bu ñu. xam nga Macky éternelul te yow ñaan nga yàlla tëgg ba ci kanam Macky bu fi jógee kon nu ñuy def nu muy demee. mais Macky kenn éternelul ci àddina. Macky bu fi jógee. xam nga dama bañ ba nii. looy indi kon sama mouvement bi xam nga lu ma ko tuddee. waaw nangu ndogalu yàlla Macky n'est pas éternel. que tey man ku nekk Sénégal. pour bëgg a liggéeyal Sénégal. pour jëmale Sénégal kanam. yàlla teg la fi fi yàlla teg lay am. kon yow ku dem rek ku ñëw nga ànd ak moom non su fekkee day liggéey ki fi yàlla teg yàlla mënu. mais Gaston sa politique yomb na tamit. kon yow li yomb nga bëgg parce que ku dem rek keneen ñëw rek. non parce que da nga ne ku fi yàlla teg moom lay ànd. loolu nga wax moom la réew mi war a ànd ku fi yàlla teg. kon yow da ngaa contre yàlla. buñ si dugal affaire wu yàlla. li ñuy wax nii non li ñuy wax nii buñ si dugal affaire wu yàlla. non dama ni ku fi yàlla teg réew mi dafa ndaw. kon yow ku fi suñu teg doom rek yi ñooy sëy ëllëg ñun ñëpp ay mbokk la il faut pas qu'on se leurre même ñii di politique nekk ay leader politique di wut réew mi ku ci ne yaa ngay làqatu di gisee Macky Sall ci pet pour say intérêt bopp ak say intérêt njaboot. waaw bu fi Macky jógee. mais non. kuñ fi teg tamit ki fi yàlla teg nga ànd ak moom. non dama ne ci ñi fi nekk actuellement. di wut réew mi. ku ci ne yaa ngi wut pexe moo toogee ak Macky Sall. pour sa intérêt bopp alors bu nu nax les citoyens. kon yow sa intérêt bopp daal moo. non man intérêt réew mi ma tax a jóg parce que man sama intérêt bopp maa koy wutal sama bopp ba may jógee Louga 1975 di ñëw fii aw ma sax passe retour man liggéey laa xam xaw ma leneen bugguma poste dara. mais lii liggéey la. lan ci. promoteur liggéey la. non promoteur du liggéey promoteur su dul liggéey yàgg naa ko wax kenn dégluwuma yàgg naa ni nii làmb ji demee lii ñu ciy def du dëgg du yoon. d'accord parce que daf ñuy rey dañuy perte. ñuy wax dañuy naxaate parce que su doon perte ba tey bàyyi na tey ñi ci nekk ñëpp kenn doo gis kenn ku gañ a xaalis ci promoteur ci leneen ngay gañ a xaalis mais nag nattu yàlla la ni la yàlla yi nattoo ngay ni muy nattoo sulaar yi ñu nekk ci sàngara seen mbokk yi bëgg cee génn. yow nee nga ku télé bu àndul ak Macky bu mu ñëw léegi sa ñaari mbër yi ndax Macky neen àndal. su leen neexee ñu bañ a ànd ak Macky ñoom dañuy liggéey c'est pas forcé. télé yi liggéeyuñu. non ñoom dama leen a fay télé yi fayuma leen. télé yi duñ la fay. télé yi fayuma ma suñu ma fayee sax tey suñu àndul ak Macky bugguma seen xaalis. mi ngi noonu mooy dañuy liggéey non dama ni man mbëri maa leen fay. waaw ñoom nga ànd ak ma Samba ak ma Demba. ñoom dañuy liggéey. yow dañ laa fay fii amoo droit dem beneen télé di fa liggéey ndax dañ laa fay fii su la. waaw boo bëggee bégal Macky kay di nga laaj mbëg bi. su la Aliou Ndiaye gisee feneen day dàq. waaw mais boo bëggee bégal Macky kay boo demee ba koy bégal ci télé yi ne télé bu àndul ak moom bu mu ñëw. dinaa xool tamit mbëg bu ànd ak Macky ma dëggal ko. non mbër yi. ndax télé yi tamit. mbër yi loolu na ñuy kaas dañuy liggéey. non mbër yi ñoom moom seen bopp ils sont libres. télé yi tamit dañuy liggéey comme ñoom mais télé yi boo mënul sama lamb mbër yi nag man dama leen a fay pour ñu ñëw sama lamb. waaw mais télé yi bu ñu fayee dañuy liggéey. télé yi fayuma leen soxla bu ko ci àndul ak Macky soxlawuma sa xaalis. xanaa am naa ci lool. sponsor gi nag. sponsor yi. ku ci àndul ak Macky. non sponsor yi dañuy jaay seen produit. dañuy jaay seen yow daal kon télé yi nga ci ciblé. sponsor yi dañuy jaay seen produit. mais du télé yi rek nga ci ciblé te sponsor bu ci àndul ak Macky sax man en fait kon bëggum laa gis. kon Gaston sa poche diis na. kon soxla woo sax tey non dama xam ni. liggéeykat yëpp liggéeykat état dafa bari doole.
état dafa bari doole. liggéey kër ku bëgg a liggéey ku dul naafeq wala fumis wala ku la yéene musiba rek moo lay wax contre l'état. waaw mais foofu daal nga mujj mais liggéey kër du contre état parce que état yàllaa ko fi teg. chef d'état yàllaa ko fi teg. foofu daal nga mujj. yaa ngi ci Macky. d'accord lu ñu musul gis nga fi def. politiser lamb toog ne sama lamb la maa ko politiser maa ne ko àndul ak Macky. Macky lan la jox ci lamb mais danaa la docteur yi. xam nga ci que Gaston moo bari bayre man su ma deewoon sax ba nu sóol da nga gis gars yi di génn di wax Gaston nee na ca bàmmeel ba mais sama rak Serigne Modou Niang. xam nga nu mu tuddoon boobu. le promoteur de l'alternance. parce que lu gëmoon li mu nekkee. waaye musul taxaw def déclaration yi nga def tuddee boppam le promoteur de l'alternance kay. nga xam ne Ablaye Wade moo doon alternance. waaw mais Modou Niang musul taxaw ne télé bu àndul ak Ablaye Wade bu mu couvrir. non ku nekk ak sa façon rek. ah yow boobooy sa façon daal fa nga génn. bii mooy sama façon bii moom dañu nekk ci campagne la ñu jëm. ci campagne la ñu jëm. man maa jël samay responsabilité man maa moom sama yëf. maa ni télé bu àndul ak Macky Sall doo dugg sama lamb maa moom sama lamb. ku mu neex télé bu mu neex wala candidat bu mu neex nga dëgg lamb. wala nga promoteur bu la dëggal. mu wax loolu. mais jot nga dégg politique polémiser yi après niñ ko yi nekk ci ginnaaw mais ça kooku ñoom la engagé. ku ko. polémique bu amee. ku ci def polémique. naafeq nga. parce que naafeq rek mooy dugg ci yëfu jàmm. ah du yëfu jàmbur kat yëfu askan bi la ku si mel ni Mansour bu taxawee wax si parce que askan bi la représenté. non bu ma tuddal sax ko. soo ko naree tudd ma arrêté ak émission. c'est pas mon problème parce que man sama nawle laay wax. bu ma tuddal ko. bëggatoo wax tugam. li ma ci doon wax naa ko ci. toll na maaka tontuwaat na arrêté na. bis bu tontu parce que li ma xam moo ëpp li ma wax. Sénégal gi li ma fi xam. ak li ma xamal nit ñi moo ëpp li ma fi wax bugguma kenn wax loolu ma parce que ku ma tuddul bis bu waxoon ma wax lu gën a garaaw li ma wax li ma xam dafa garaaw moo ëpp doole affaire làmb ak yii dafa juum xëy na parce que yoonam nekkul ci làmb jàmm. wax na la dafa juum. c'est pas du man la koy waxante c'est pas mon problème xëy na dafa juum xëy na juumul dugg na ci lu mu maîtriser wu. liggéeyam mosuma dugg ci liggéeyu kenn man du ma dugg ci yëfu jàmm. pour quelle raison ñuy dugg ci yëfu gas. te ku la wax nga tontu ko. waaw ku ma wax ma tontu ko parce que damaa ne sama njaboot man. te dama clean. da nga clean. waaw damaa ne sama njaboot clean liggéey laa xam kenn mënu la taxaw ni maa defal lii Gaston. yàlla rek. ak samay waajur. mais Gaston bëgg histoire mën defante ku wax mu tontu ko. lan la tontu ci loolu. non Gaston bariwul sañ wax ñu ne. Gaston bariwul histoire Gaston wax du dëgg la dadul naafeq. naafeq mooy gëm. wala di nëbb li mu xalaat di wax ci suuf di nëbb di wax leneen ca kaw man du ma bokk man fu ma toog kenn nanguwuma fa mënuma fa wax dëgg. yàlla ma fa yàlla rey. dëgg laa xam ci laay dund. su fekkee nag fii ku wax dund ku wax dëgg. ñu ne da ngaa bari histoire. kon maa fi ëpp histoire parce que dëgg du ma ci génn. naa fekk nag mën naa dunde dëgg. mën naa dunde ay wax yu dul dëgg. d'accord kon fu mu nekk nii tant que tontuwul doo tontuwaat mais à part Macky Sall Gaston ñu bëri PS nañ la xamee bi nga jógee PS après fan nga dem. non du question PS xam nga man dama la koy wax tey wax naa ko fépp sax. socialiste. man mësuma nangoo jënd carte vote carte parti. ak yàlla bu ma gisee ak Serigne Touba laa wax. mosuma téye carte parti. mais mën nga bokk ci parti te doo téye carte. man dama juddoo ci PS. fekk sama papa nekk PS. sama sœur ñëw nekk fa ministre. Abdou Diouf dëkk Louga ma bëgg Louga ba ñu may woowee Sandiab ka Abdou Diouf defar Louga ko mu bañ a defar Louga su may wote moom lay woteel. parce que nit day bëgg mbokkam. Abdou Diouf jóge fii ma toog jàpp sama njàpp. malgré que Sénégal ñëpp sama xarit la mosuma fee am marché kenn mosuma koy jox dara liggéey laa xam Macky Sall ba may ànd ak moom. bi nga jógee si Abdou Diouf fan nga dem. mais dama toog di liggéey sama liggéey. nekkoo woon ci Malick Gakou. non Malick Gakou kooku sama rakk la ni ma ci ne et puis aw ma fa carte sama rakk la mi ngi may dana ma dégg. Macky daal nga am kartam. Macky aw ma kartam. aw ma carte APR aw ma carte kenn.
mais man Sénégal yàlla dogal na ku fi nit ku baax sama nit nga sama xaritu Bougane mii amee gëm sa bopp deuxième gëm sa bopp sax lay wax parce que am na beneen gëm sa bopp boobu bu Modou bu kii Mbaye bi nekk Thiès Bougane sama rakk la sama doom la sama lépp la Bougane maa ko dugal ci làmb man maa ko dugal ci làmb sama làmb la daan ñëw mosuma signé Bougane contrat ci làmb xuloo naa fekk télévision bu ne muy TFM muy 2S muy ku ne xuloo naa ak ñoom ndax Sen TV parce que Sen TV automatiquement ni ma daan duggee ci làmb la ci daan duggee et pourtant mais après jotewoo Bougane bi mu bañee revue de presse journal bi. non jour J. non bari ci démb rek bi mu fi jàppante ñoom Assane Ndiaye maa dem ba bureau jubóole il faut que journaliste non yow nañ dégg nga wax ko alors dañoo bëgg nga leeralal ñu. non ci laa jëm da ngay yàkkamti ci laa jëm da ngay yàkkamti man Bougane sama revue de presse bi ma ñëwee mu ni dafa changé jour J dafa changé ay méthodes dama respecté ay kiyam ay sentiments respecté gis-gisam am na ci droit fàttaliwuma ko ni ko daa mosuma signé ak yow dara da nga daan dugg sama yëpp fàttaliwu ko woon. mosul signé ak yow dara te da daan diffuser say combat. lépp amul woon sens interdit si yow. sens interdit ci man amul ba ñu ma daan tuddee sax président la may wooye PCA kër ga la ma daan wooye mais sama rakk la merewuma ko aussi ci loolu jàpp naa ko nag parce que naqari woon na parce que di def ak nit ba benn journal jour yi nga xam ne du dara ñu lay wax revue de presse dañu am léegi beneen méthode séenuma ko woon ci moom mais ça passe taxul nag ma xoolee ko wala ren keroog ba mu amee problème ak ñoom ay Assane Ndiaye yooyu maa dem ba bureau am toog teg leen ñu génne seen i caméra yëpp ñu def réconciliation bi mu jeex keroog ba muy inauguré local am kenn jiituwu ma mais est-ce que plein pouvoir boobu nga ko joxoon ci arène bi di nga ko continuer jox ba tey. ah non ci combat bi combat bi moom. Macky Sall combat bi moom y' a pas de tricher je triche pas man xaw ma du ma tricher. waaw du ma tricher. mais bu ne bokkee ci Macky mën na ñëw ci yow. non waaw su bokkee oui kay. yow condition bi lan la condition bi ci tey lan la condition dama moom sama yëf. yow condition bi Macky kese la ak ay fay wala. non xam nga yéen naa fekk baaxul. naa fekk nag en général ci yéen sax da jebari. waa Gaston bu ñu xas parce que am na journaliste yu baax yoo xam ne naa fekk ay éducateur mooy ñi man mi jàkkaarloog yow mi pour am question. yow ci naa fekk yi nga bokk. ñu ngi may xas de tey. xasuma la damay wax dëgg rek. dëgg lay wax c'est-à-dire que man et puis affaire bi dafa jarul vraiment. ah Gaston jar na ko. dafa jarul jar na ko ci naa fekk yi. waaw. mais jarul parce que maa moom sama kër gii maa ko moom. ku ma neexul du fi dugg kay pataas sama gën a pomme de terre kay jarul wala gars yi yéen cameraman waxuma dëgg. pataas sama gën a pomme de terre jarul. lu waral affiche Balla Modou Lo bi nga xam ne promoteur yëpp bëggoon leen ko. nga ñëw jaar seen kaw. non jaaruma ci seen kaw lu yàlla dogal la rek promoteur yi samay jarbaat ak samay rakk rek. lan moo nekkoon sa plus. ba nga décroché ko. dara mbiri yàlla rek dara amu plus. ñoom est-ce que du doole bi la état bi jox ci kaw. état joxuma xaalis bu bëri buñ la tuur. état joxuma xaalis. ah Gaston bàyyi suñu xel yi ngay fooyee. soobee yàlla su fekkee loolu nit ñi état joxuma xaalis joxuma doole fii combat bi ni mu demee. waaw li ngeen ci war a xam da ngeen ko xam lu ngeen ci warul xam du ngeen ko xam. waaw état. man su ma joxee sax état war na maa mën a jox. da lay jox sax. parce que nag tey milliardaires yi fi nekk ci état bi defar leen. waaw man bi may am million kenn amu ci 100 000. waaw ma dugul fukki at. yi may liggéey kenn liggéeyu ci. ñii Ablaye Wade leen jox ñii peut-être Macky Sall leen jox. Macky war na laa jox kon. Macky man la may jox. lépp lu may jëlee ci yoon laa koy teg. dama koy jaarale ci liggéey. parce que bu ñu fàttali ko lu yokkoon tax nga génn ci arène bi bokk na li nga doon wax prix élevé yi. arène bi dafa demoon ba 10 si yow mbër yi li ñuy laajte bëri. alors ñëpp xam nañ ne affiche bii fayoo mbër yi ay miet xaalis nga leen fay. waaw xaalis bu bari. fu mu génne. man Macky jàpp ak ñan ak ñan sponsor yi. mais man ba may tëggal làmb ba may def xaalis ci làmb gisuma kenn fa mu daan génne li tax daal yu ma laaju leen ma ko. yàlla boobu sponsor yi. boobu te sponsor fu ma nekk du fekk. waaw mais boobu su ma tëddoon ba xaaju guddi ma jóg ni damay def li sax sponsor yi fekk. waaw mais boobu xam nga sponsor leader moo fi amoon. yàlla kenn mënul dara ku yàlla jàppale rek moo fi nekk. loolu xam nañ ko. yoo xamoo xam nañ ko.
xam nga boobu sponsor leader mi ngi fi woon benn sponsor leader bu mel ni opérateur téléphone yi mais après bi ñooñu génnee. bu leen iñaan bu orange ngay wax. waaw bu orange amul iñaan léegi ñooñu bi ñu génnee xam nga bi ñooñu génnee dañ dem ba lamb bi dafa diis mu metti ba nga ne mbër yi li ñuy fayee ko dafa bëgg alors lan moo tax tey c'est normal dina la laaj fond bi fan la jóge xam nga fi mu ne yaa ngi am sax nu ñu koy waxee di bàkkaar. waaw parce que yaa ngi naa wax féer loo xam ni leeru la. ñun day wax lu ko leer. mais nee nga war na laa jox wax nga ma lool. ku la ko wax nga léegi ni que Macky su la joxee war na laa jox. su ma mais sans làmb ji. waaw affaire làmb yi tax mooy jox. sans làmb ji. Gaston citoyen c'est un bon citoyen ku ko jox war nga ko jox ku ko joxul war nga ko jox dama bokk ci réew mi liggéey fii itam. bokk ci développement bi aussi. parce que tey làmb ji tax ngay mbeli sànq ba tey man mii maa tax mu egg fi mu wax ba mu intéressé leen yéen ñëpp. ba tey bi ma ci tuddee ni télé bu àndul ak man wala sama candidat rek mu ngeen bëgg ko def yéen ñëpp problème. làmb jooju soo agsee fii tey ginnaaw yàlla yonent bi modestie à part Gaston Mbengue bi la wala boog à 80% moom. en tout cas daal coow yee ko wax coow li rumeur li balaa nga may xas ñu ne Gaston dafa bëri problème ak ci wàllu justice beeg yooyu mu dem làqatu ci ginnaaw Macky président de la République. man nag problème ak justice. man du ma problème man mosuma taxaw police mosuma taxaw tribunal mosuma taxaw fenn. dama wax problème ak justice yow yéen a ma jàmm. li tax yéen ngeen di yéene nit musiba rek. non mais moo tax ci musiba rek ngeen di dëkk. non mais information bi laa la jox nga défendre sa bopp fu mu toll nii. man képp ku ma yéene musiba. yërëm naa la. parce que musiba dana la dal mbaa mu dal sa njaboot. mais kenn yéenew la dañ la laaj fu mu toll nii. yow soo ci bëggee bokk mu dal la mbaa mu dal sa njaboot sa affaire man kenn du ma yéene musiba. mais li ma la laaj kon loolu amul ñiy wax ñu soxal ñi la comme ni nga koy waxee. waaw ñu soxal ñi. Gaston moom mën na ko wax lu nekk. mais Gaston bëgg histoire mën defante ku wax mu tontu ko. non lan la tontu ci loolu. non Gaston bariwul sañ wax ñu ne. Gaston bariwul histoire Gaston wax du dëgg la dadul naafeq. naafeq mooy gëm. wala di nëbb li mu xalaat di wax ci suuf di nëbb di wax leneen ca kaw man du ma bokk man fu ma toog kenn nanguwuma fa mënuma fa wax dëgg. yàlla ma fa yàlla rey. dëgg laa xam ci laay dund. su fekkee nag fii ku wax dund ku wax dëgg. ñu ne da ngaa bari histoire kon maa fi ëpp histoire parce que dëgg du ma ci génn. naa fekk nag mën naa dunde dëgg. ñàkk mën naa dunde ay wax yu dul dëgg. d'accord kon ci loolu la sa combat yi nga ci tëgg yëpp ban moo la ci gën a marqué. non combat yi ko ma marqué parce que combat Gaston suñu dee ba tuddee ko Don King Gaston am na fi benn année boo xam ni saison ubbeegul sax ma tëgg ñu tuddee woon ko moom la Malick Thiandoum daan wooye l'année de feu muy en 2010 booba la Gris Bordeaux Eumeu Sène booba la woon Yékini Bombardier Balla Gaye Modou Lo mais combat yi dafa bari woon. ñu joxandoo keroog ñëpp dañ defar sax damaa dof lu ne def naa ko ci làmb. fu xaalis bi jógoon boobu. liggéey. da ngay liggéey liggéey mu ñàkk loo ma it lu bëri. ndax dama ci dama gañewu ma ci dara. ban nga dul fàtte boo xam ne tëgg nga ko nga perte si xaalis bu bëri. combat boo ma sa dëgg perte naa ci xaalis. yëpp nga perte. wax naa ko kenn gëmu woon. waaw loo fiy def ba tey kon. mais wax naa ko kenn gëmu ko woon. mais ñi fi toogoon. ñëpp xam na ne dañuy perte. loo fiy def làmb xanaa xamoon ni am na combat yoo xam ne soo fayul mbëri sax da ngay perte. mën ngaa bañ a fay mbëri dara ñu may la ko nga tëgg perte. loo fiy def ba tey kon. promoteur mbir nattu yàlla. loolu yomb na de ngay perte sànni sa xaalis te teew di liggéey. mais yow nga ni musul am yow wóor na ma ni mais man. musul am gañe lu neex li ma ci am. waaw mooy di bëggal réew mi. nga siiw ñu naan la Gaston Gaston ba may siiw dugguma ci làmb man ci commerce star la ma sax boutique bi gënoon a rëy ci Sénégal di jaay yére 92 avenue Georges Pompidou man maa ko moomoon. booba ku fi sol yére yu baax daanaka ci mën na ko jëlee. kon yow star nga mos a ne booba juddoo woon. 1992. booba juddoo. ah bon te yow tey li ngay bañ ma wax ko. sa jëkkër. ba nga koy nax wala mu lay nax. ak léegi du benn. ci yaa ngi ca toog ba léegi. Gaston loolu daal egguñu fa man daal li ma wax daal mooy combat boo xam ne saa yoo ko tëggee da ngay perte doo bàyyi Ali moom doy na waa gis ngeen fi mu ko yóbbu waaye ba affinité ak mbër yi ban mbër nga gën a amal affinité. ñëpp man samay doom la ñu samay jarbaat. mais koo gis am na ñun ñëpp samay doom la. wala ngay bañ comme yeneen promoteur ñun ñëpp samay doom la noog samay xarit ku ci ne mën ngaa jiiñ sa bopp dafa ne yow yaay sama
doomam yaay sama xarit mais ñoom ñëpp ñi ma même ñi ma tëggul. mais parce que tey yàlla dogal na réew mi mbërëg ku dul amateur ba ku dul mbërëg fu ma romb ñëpp père la may wooye xam nga koy wooyee père jël nga ko comme sa bopp loolu rek satisfaction tey fu ma dugg ñëpp père la may wooye ñëpp a ma rus di ma wooyee père suñu diggee lu baax suñu diggee lu bon père la may wooye d'accord li ñu yéene kon seen papa naay jàpp ni moom lañ ma yéene moo tax ñu may wooyee père parce que yow kenn wooyewu la mère waaw doo romb fenn ba ni la mère merci léegi arène ba yaa ko war a inaugurer non pourquoi ku koy ubbi du sa combat moo koy ubbi non sa combat ubbi ko ñu leeral loolu non arène bi arène nationale man janvier lay tëgg fii ak janvier mais promoteur bu fi am combat boo xam ni war nga koo mën a tëggee foofu foofu nga koy tëggee parce que mais li ñu wax ne yaa koy ubbi suñu stade yi kenn dul fa tëgg kenn dul yàq stade yi dañu investir pour lamb ji defal leen arène nationale ku tëgg combat au mois de novembre octobre la saison bi octobre novembre décembre ku ci tëgg combat ca ba koo tëggee ci foofu soo demee ba remplir charge yëpp war nga ko faa mën a tëgg c'est mais tëgguñu ko fi pour Gaston fa lay tëggee combat non dañoo wax ni que combat bii nii mooy revanche Balla Gaye Modou Lo ni que foofu lay amee moo nar a ubbi stade bi man de waxuma ko waxoo ko journaliste yi man fa laa koy tëggee mais waxuma ni fa nga koy tëggee mais sa bopp ubbiwu ko ubbiwu ko mais foofu kooku lamb ji kay foofu lañ koy tëggee ànd ak Macky Sall bi est-ce que du tax ñu jox la ko sax nga ubbi ko Gaston lépp mën naa ne de ànd ak Macky bi ànd ak Macky bi du tax ñu jox la ko nga ubbi ko yàlla def na ni ñëpp presque Macky la noonu ah kon ku ne mën na kaa ubbi waaw ku ne mën nga ko ubbi parce que ñëpp Macky la noonu xanaa bii daf cee gën a am buzz rek ñuy wax Gaston mais lamb yi fi passé yëpp lu ñuy wax drapeau Macky Sall wala Marème Faye Sall da ngay dégg kon da ngaa dégg ci opposants yi da ngaa dégg ñu ci drapeau kenn kon c'est pas confirmé ni que loolu ñu wax noonu c'est pas confirmé ni foofu lay ubbee kooku wax ka ñu mel ni sa masque rek a koy wax waaw jërëjëf ñu jéem a table ay fi jàmm waaw seen yoon nekku ci jërëjëf mais kon arène bi moom arène nationale la pour Sénégalais yëpp la mais dégg naa tamit ci sa benn fenn fu ñu la invité nga ne mbër yi dinañ ci am loo xam ni mësuñu ko am waaw dama leen koy yéene dama ko ci yaakaar naa ko ci parce que man je suis un homme de partage tey soo déggee ñuy wax làmb ji yegg na ay 100 millions ay nangam gis nga keroog classe bu njëkk ba en 2006 bi may fay mbër yi 20 millions pour ñu def championnat xam nga championnat làmb kenn mësula xalaat ni dina am ci àddina ñu boole ay champion def ñetti poule ñu ci la Papa Sow ak Modou Lo bi nga xam ne ñoo bokk parcelle sax bëree woon xaalis rek ko waral booba mbëri yooyu yëpp ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye ñëpp kenn mësu ko fay 1 million sponsor bi ma am jox ma 250 millions pour année bi ni ma nan expérimenter championnat ma ni ko loolu mënul nekk ñuy discuter après ma ne ko bokk bi ma nee man mën naa joxe 250 millions dama ne ko loolu xaalis moom lu mu mënul am ma ñëw jël 16 mbër ku ci ne ma jox la 20 millions ni la pour championnat 3 fois ñoom ñëpp ñu d'accord kenn gëmu ko ci woon manager yi kenn gëmu ko woon dañu woon lii Gaston lu ne lu mu wax def ko mais lii moom dana doy wax c'est-à-dire combat bu ne nga jógee ci moins 2 millions combat bu ne nga am ci presque 6 millions 500 loolu muy 20 millions ñetti combat yi. léegi saa si ñu taxaw ku ci ne ñu avance la 5 millions. léegi bii nag fan nga ko wékk ba wax. ba Tigo demee booba Tigo loolu. Tigo. bi nu gisee affaire bi réussir loolu moo firi Orange. Orange ñëw génne presque 1 million d'euros 650 millions teg ci taabal man boobu yaa ngi lekk xaalis. mënuma lekk xaalis ba combat at année bu ci nekk perte naa presque lu ma 300 millions. ak loolu 300 millions. mais parce que yow da nga xamul xaalis da nga tiit xamul luy xaalis. mais xam nga 650 millions. ki nga ko signé ni la bëgg naa ci 8 jours même man comme man homme de défi la ma ni mbëri nag daa leen fay lu leen kër ci moo indi ay combat 80 millions 100 millions genre li nga doon kaas yaa ko fi indi woon mësuma booba kaasuma ko parce que boobu amagu fi woon ci la ñoom Bécaye Mbaye ñëpp wax sax maa yàq lamb bi effectivement waaw ñu ko yàq lamb bon ma jël xaalis bi séddale ko mbëri ci leen doon wax année de faute ñii 80 millions ñii 100 millions xoolal 8 combats rek nga fay mbër bu nekk 80 millions 8 combats ñaata mbër la 16 mbër waxuma la 100 millions de 80 millions rek multiplié par 8
16 mbir multiplié par 80 000. kooku ñaata ëppul 1 milliard. nga yaakaar ni ci billets yëg yeneen sponsors yi c'est-à-dire que combat yooyu rek année bi même soo amoon 1 milliard ou 1 milliard 200 de sponsors yi mënoo fay mbër yi da ngay perte c'est-à-dire que ñun nit ñi dañuy dégg rek ñu teel lu ñuy toj na duñu def étude tey soo jëlee 10 mbër ku ci ne 100 millions 1 milliard 5 combats la. kon nii daal nar nga leen. yow saison bi tëjee. fekk yow yaa nga ca banque ya doon def ay découvert di structure tey su saison bi tëjee dana fekk yow nga amee banque bi. ak di tayle yëpp ay ce compte dana rouge à 200 ou 300 millions. ngay tayle. mais tayle ayul c'est des actions commerciales. tey immeuble ci Sénégal yëpp dañ ko tayle. c'est des actions commerciales il faut nit ñi xam ni seeni patron ñëpp ku ci am entreprise. soo taylewul da ngay tëj. d'accord c'est des actions commerciales loolu la ñu tuddee action. léegi bégal bi nga leen nar a bégal parce que ñoo xam ni ay plus de 100 millions nañuy laal nga ne dinañ laal loo xam ni mosuñu koo laal. waaw yéen sama xam nga signé wu moom. xam nga kon loolu nar na bëgg. non xam nga signé wu moom. dama signé ak moom c'est acquis moom dañ koy laal. mais tey man ci sama esprit de partage su ma ci yàlla indilee lu ëpp. bu Macky ñëwee. waaw su Macky ñëwee baax na su Macky ñëwee keneen ak keneen ak. nga séddoo ko ak ñoom. su boobaa. ku ci ne da nga ci am. d'accord.